حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب لا عناء. Arrêt sur texte taxaw seetlu ci mbind mi. bismillahi irrahmani irrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi déglu tey seetaan seen télévision TFM religion ñi ngi leen di nuyu te di leen ziara amaat mbégte dellu siwaat ak yéen ci seen jataay bii ngi ñuy toppee ci arrêt sur texte. arrêt sur texte nag ni ngeen ñu ko miine ñu di leen ko wax mooy jataay bi nga xamante ni dañ ko jagleel mbindum bindkat yi waaye it xalima yooyu nga xamante ni mi ngi dottikoo ci bindkat yi te mu lamboo maanaa yu bëri waaye it lamb leer gu leer naññ ñu war cee niitoo nag war cee tabax suñu àdduna war cee tabax suñu àllaaxira moo tax ñu ñëw rek indil leen ko incha allahu ñuy topp nag këru diine it waaye di topp bindkat yi waaye nag jël li nga xamante ne ni moom mooy an-naghamaatu ruuhiya ñu koy wax mélodie spirituelle di ko booleeg moom léeg-léeg it muy doon ay baat jóge ci jàngkat yi di woykatu këru diine yëpp incha allahu tey nag mbokk yi ni ngeen ñu miine topp rek ci waxtu wi dañu am gan te olof yi nag ñoo wax ni ko am gan dana yokk reer gan gi nag mat naa yokkal reer parce que gan gu mat sëkk gan la macha allahu di professeur Aïssa Seck. professeur Aïssa Seck ku ko miin ko ci xalimaam waaye ku ko miin ko ci géew yi nga xamante ni fa la ñuy waxtaane diine waaye it fa la ñuy pencoo ngir réew ak nation mën a développé kon daal lu ma bëgg a wax mooy ab citoyen la d'abord pour xamale ko ki yéen ab sénégalais la waaye it nag doomu soxna la waaye it nag doomu daara la danaa ñëwaat ci doomu daara gi waaye doomu daara la ndax ku jànge Mbos te ku miin daara rek dégg nga daaray Mbos jaar na fa waaye nag mujjee ci loxoy rahmatullahi alayhi wa radiya anhu Serigne Abbas Sall Serigne Abbas Sall moo ko tette yàlla dogal nag ba mu jóge ci ay loxoom dem jàngi ca bitim réew fu ñuy wax Qatar nag mbokk yi xam ngeen ni dëkku xam-xam la waaye xam ngeen ni dëkku culture la mu jàng fa nag dugg université am fa licence ba am maîtrise am yàlla dogal nag mu commencé expérience professionnelle am ci la duggee ci benn lycée bu ñuy wax lycée Arian ca Qatar nekk na fa professeur waaye it ba mu ca jógee professeur Aïssa Seck nekk na directeur école Noma Trading établissement foofu ca Qatar waaye it ba mu ca jógee dugg na ci ministère de la défense bu Qatar te ku ne xam na ni naar ak ni mu sévère ak ni mu xaw a raciste bu demee ba di la dugal ci wàllu sécurité ci surtout ministère bu toll noonu ñu jël ko fa comme traducteur moom professeur Aïssa Seck loolu am na lu mu tegtale ci wàllu jikkoom waaye am na lu mu tegtale ci xam-xamam ak gëddaam professeur Aïssa bu mu fa jógee dem na ci ambassade du Sénégal bi nekk foofu ca Qatar liggéeye fa comme traducteur waaye nag yàlla dogal nag mu jóge foofu nag ñibbisi fii ci Sénégal bi mu ñibbisee yi nag mu nekk ci wetu magam ja docteur Mangom Cissé yàlla na yàlla yokk leeram te yërëm ko ku baax nekkoon fële ca Ligue islamique mondiale waaye nag moom mu nekkoon ci section bu ñuy wax hayatul irasa al islamia maanaam organisation de secours islamique professeur Aïssa foofu la nekkoon doon liggéey ak Mangom ba yàlla moom Mangom Cissé yàlla na ko yàlla yërëm ba mu ca jógee mu nekk fii ci léegi nag fi muy liggéey mooy ambassade du Émirats arabes unis foofu la nekk di liggéey comme traducteur waaye comme chargé des affaires politiques yaakaar naa kon bu ko jamono mayewaatee danañ ko dalal ci wàll googu ndax soxla nañ ci xam-xamam soxla nañ ci gis-gisam waaye nag yamul ci loolu ndax professeur waykat la bindkat la xam naa ci cadre boobu lañ koy invité tey parce que mbind macha allah dafa am asala te it xalimaam macha allah dafa am leer gis naa ko mu jooy Mangom Cissé moom nga xamante ni naataangoom la doon liggéey ak moom ci xasida bu rafet waaye nag gis naa ko mu jooy nag Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum te jógee gu fii ba mu koy jooy parce que dafa def ni man lii bi cheikhin li diinillahi yantasiru te man lii nag fu ñu ko waxee rek mooy yaa ngi
yuuxu wàllu ni kii dey bu fi jógee wala kii fi jógee nunu koy amaate mu mel ni ca la doon jooyee jooyam yi metti ya hal min mahis li qawmin asrafu wa baxaw min baadi ma qaamatil ayatu wa nuzur xasida boobu mi ngi ko tudde woon yabnal xalifa kon professeur bindkat la wante nag professeur doomu daara la mooy li ma waxoon ni dinaa ci dellu si waat lu tax ma ni doomu daara la parce que produit daara la waaye nag gàcce nga la ma moom ndax li mu jàng yëpp ak diplôme yi mu am yëpp expérience yi mu am yëpp ba mu ñëw it versé waat na ko ci compte daara ndax bari na ko daara tette jàngal la ba nga màgg ñëw doon noonu daara waaye moom loolu dalu ko ndax mi ngi tey ci wetu xalifa bi Serigne Mansour Sall yal na yàlla yokk ko wér ak guddal aw fanam mi ngi ci wetam nekk conseiller am waaye nekk ko nga xamante ni daf koy jàppale ci lépp yal na yàlla yàggal ànd boobu kon xam naa ni pour xamale leen nag professeur Issa Seck loolu lañ doon ubbee rek xanaa ñu bàyyi ko rek mu nuyoog mbokk yi ñu door a ñëw nag ci solo su waxtaan wi professeur Issa Seck. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Oustaz Ibrahim ñu ngi leen di nuyu di ñaan nuyoo boobu nga jottalil ñu ko waa kër gi yëpp dale ko ci kilifa kër gi ak ñi liggéey ci kër gi ñi nekk ci kaw ak ñi nekk ci suuf di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu yokk kër gi wax dëgg yàlla yéen a ngi def liggéey bu am solo ubbil nit ñi benn porox ndoll boo xam ne dañ cay mën a jaar di wax culture wala ñu cay jaar di wax diine wala ñu cay jaar di wax lu soxlaal askan wi lu am solo la te yéen a ngi ci di ko def guddi ak bëccëg kon ñu ngi nuyu waa kër gi yëpp di ñaan yàlla defal leen ak yokkute goo xam ne gu ànd ak njubla bi jaay Seydou Wujud sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf professeur Issa waaye it nag ñuy wax ni tey solo su waxtaan si mooy professeur Issa dafa bind benn texte bu rafet ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam texte boobu nag artistes yi jël ko waaye it dëppale ko ak ay mélodie artistes yi jël ko dundal ko nag ak way woo nga xamante ni dafa rafet te dafa neex muy waa firqatu jiilul jadid ñi ngi leen di nuyu ñoom ñëpp au passage di nuyu Hassan Gueye manager waaye nag di nuyu nag Seyda Ami Seck mi nga xamante ne tey moo ñu interprétel texte professeur Issa bi nga xamante ne ni moom la ñu nar a càmbar ak moom te texte bi làmboo lu bëri waaye kii mu way texte bi it mënee sa wax ci moom lu bëri loo nga xamante ni mën naa defar dund professeur dañu gis nga bind benn way tuddee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci ni bushra lana ya ummatal islami ya ummatal islam min hadha rasuli wa fatihal bay ba loolu boo ci jubloo ginnaaw bégal jullit yi waaye am na loo nga xamante ni moo la animé ba nga bind way boobu parce que gis naa la ngay jël ñeenti turam yëpp di wax ni yaasinu taha ahmadun wa muhammadun te ku ne xam na li ci tur wu nekk ndax suñu borom woowee na ko tur wu nekk ci tur yooyu professeur. waaw Oustaz Ibrahim noonu nga ko waxee noonu la demee woy bi mi ngi tudd risalatul mawlud ila al aalam ila aalamil wujud risalatul mawlud ila aalamil wujud maanaam lettre boo xam ne ab liir moo ñëw indaale ko ci adduna bi jëmee ko ci monde bi yëpp maanaam liir la boo xam ne ba mu ñëwee dafa ànd akob lettre ni waa adduna jàng leen seen texe addunaa ngi nii seen texe alaxira ngi nii moo tax ma ni risalatul mawlud ila aalamil wujud xasida la boo xam ne wax dëgg yàlla ñàkkul ni suñu borom subhanahu wa taala feeñu nañ ci mbaaxam ndax bi ñu ko bindee ba pare ba tàqalikoo maanaam ba suñu sago dellu suñu dellu di ko càmbaraat di ko jàngaat gis nañ ci ay way ak i wax ak ay expression yoo xam ni yi bu nekkul woon sunu kanam tooy xëpp dañuy def ne binduñu ko woon waaye loolu la yàlla def kon xasida la boo xam ni tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kese moo ko tax a jóg ak jéem a wax lenn ci ay melokaanam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii waykat lii bindkat lii taggkat kenn ku ci ne da ngay jóg di jéem a wax ci moom waaye dama wax ca buntu woo ne maada yaqulul maadixuuna wa qad ata min rabbi wa qad ata maa qad ata min rabbihi rahmaani bu yàlla taggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare kuy taggati looy waxati
yàlla ni ko innaka la ala xuluqin azimin waaye nag du tee bindkat yi ak philosophe yi ak ñi nga xam ni ay mufakkirun ay penseurs kenn ku ci ni jëm ca bay wàllam loolee ca la nu béyee sunu wàll jaare ko ci xasida bi ñuy wax ni risalatul mawlud muy tawassul waaye di xarixa boo nga xamante ni yëg-yëg la ci moom yëg-yëg la comme ni nga wax léegi waaw mooy li sunu borom di wax rek li maam Seydi Hadji Malick defe naa ni moo ko bind narumu sana al Mustafa baadama ata sana min al haadi alayhi jalil waaw jamilu benn waay dafa mas a gis samay poème gis yi ma bind yëpp gisu ci taggu yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ni ma man de damaa jaaxle mu ni ma sa woy yu rafet yi te gisuma ci taggu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ma ni ko man kat du ma jóg ni damay bëgg a way nangam way mooy ñëw ni ma way ma rek ma way wallahi noonu la amee ba keroog ba way bi ñëwee mi ngi ma fekk ci situation yoo xam ne fa ma nekkoon amul lamp sax waaye fexe naa ba am lu ma leerloo di bind ñu dem jëli way wi kon extrait ci way bi ñu may ko auditeurs yi ñoom it ak téléspectateurs yi ñu man cee bégee en attendant ñu dellu si waat ci madmuun bi ak li nga xamante ne ni moom la làmbo yëpp ginnaaw bi nga xamante ne ni yëg-yëg moo la ko def loo ndax yëg naa ni ba nga ne bi sama sago dellu see kon lay dikkal la daan dikkal gaañ rek dikkal na la ba nga aalu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag régie ñu dem jëli vidéo bi te ñëw incha allahu première partie bi jërë ngeen jëf mbokk yi kon nag professeur noonu nga ko waxee xaal la dikke woon waaye nag yëg-yëg la dikke woon waaye nag nga am pas-pas nag ak yéene feeñal ci sa cofeel ci moom waaye feeñal si sa pas-pas ci moom sallallahu alayhi wa sallam ma tàmbalee ko ci way boobu bushra lana ya ummatal islami min hadha nabi wa hadha rasul wa fatihul bibani bu fekkente ne suñu borom subhanahu wa taala ci histoire dafa mas di yónni ay yonent ba yonent yi toll ni ñu toll nun ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu jagle ñu yonent bi ñu wax muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu mbégte gënu ko rëy moo tax ma ne bushra lana mbégtee ngi nii moo xam ne mu réy la ñeel na nun ummatul islam ndax nun la yàlla jagle yonent bi nga xam ne bi mooy bunt bi c'est-à-dire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bunt bi mooy bunt yàlla subhanahu wa taala su yàlla amee bunt bu ñuy duggee ci moom mooy yonent bi maanaam soo jaaree ci bunt bi agsi ci moom soo jaarul ci bunt bi doo agsi ci suñu borom subhanahu wa taala te loolu ni nga koy déggee mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee li mu indi mooy dernier message boo xam ne yàlla daf koy yónnee humanité. mu résumé yi jiitu waaw wax yi bari na booba léegi fukki siècle ak ñeent ñu nekk jaar nañ fi lu nekk rek waaye ba léegi kenn gisagul beneen téere bu ñëw boo xam ne day mel na alquran kon mu mel na hypothèse boobu loolu lu dëggu la. te défi la sax de défi la mais du léegi mais ca temps ba mu doon wàcc nga xam ne booba arab yi ñi ngi ci seen digg capacité seen digg éloquence seen digg mën a wax la leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni waxuma alquran mais su ngeen mënee indi benn suura wala shay loo xam ne lii dara luy niiru alquran def leen ko te gis nga doomu aadama buñ ko lancé défi benn doomu aadama buggul a yées
suñu nekkee di weddi yonente bi sallallahu alayhi wasallam mun leen in kuntum fi raybin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhadakum min dunillahi in kuntum sadiqin bu ngeen dutee ci lii nga xam ne lii moom la alxuraan jii di ñëw def leen lu mel ne moom mais xam nga doomu aadama bi ñu demee ba xam ni loolu défi bu mënuñu ko relever ci la ñu gisante ci seen biir duñ waxantuñ ko ci biti mais ci lañ gisante ci seen biir ni alxuraan ji nag beneen affaire la Muhammad fent ko yaa ngi dégg loolu ma ne buñ ko yàlla defalee noonu li tax ma ne baatu bushra mooy loolu jar na bëgg su fekkente ni yàlla lan la ummatu Muhammad defal yàlla subhanahu wa taala lu ko yeneen xeet yëfalul ba tax mu may ñu lim ñu may jagleel ñu ko loolu defaluñ ko lu ko yeneen xeet yëfalul yéemu leen ci loolu waaw ma ni leen loolu na ngeen ci bëgg te na ngeen ci yéemu te yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam mooy fatihul bibaan yi bibaan jam'u baab misla abwaab loolu moom laa tàmbalee way wi ndaxte yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Oustaz Ibrahim doomu aadama yi mënuñu lu muy di ko jéem a qualifier di ko jéem a wax ni nii la mel mais mënuñu ko dem wax la ko gis nga maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo bëggee xam màggayam da ngay xool ni moom su masaan di wax c'est-à-dire su masaan di wax li yàlla bind lépp lu dul nit lu dul jinne lu dul doomu aadama day wax naan est-ce que wax nga dëgg lu yàlla bind lépp moo xam yi ci suuf la moo xam yi ci biir géej la moo xam asamaan la moo xam suuf la moo xam biddéew moo xam dex la moo xam géej bu waxee rek xam nga lu tax ndax moom moo doon wax ci baatu asamaan waaw dama ni moom moo porté woon parolu asamaan moo tax bu masaan wax maanaam luy temps luy espace luy histoire daf koy dëggal moo tax doo mën a gis ci histoire yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bind te mu wér ma wax la nag li ñu bind te mu wér doo ci gis loo xam ne histoire daf koy weddi doo ci gis loo xam ne temps bi daf koy weddi doo ci gis loo xam ne espace daf koy weddi ñetti éléments yooyu yëpp anasirul arbaa yooyu yëpp bu masaan di wax dañuy certifier li ñuy wax li muy wax. moo tax sunu borom xanaa dañuy jàjj ni fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaani parce que lu ku mel noonu te doomu aadama yi ñi ko doon weddi dañoo xamul ni mu mel moom amu ci apport c'est-à-dire amul apport bu mu def pour nekk ni mel moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla la neex mu nekkal ko mais problématique bi mooy nit la comme ñun mais du nit comme ñun basharun laa kal bashar moo tax alquran indi benn aaya leeral ko ni ko qul innama ana basharun te ngay jëkk a saxal ni nit nga comme ñoom parce que fii la Abdallah jur ñu xam ko fii la Aminatu jur ñu xam ko nga nekkoon xale nekkoon sax liir nekk xale nekk mag di mag comme maanaam état bi évolution doomu aadama di jaar nga ci donc innama ana basharun da ngay mer ni ñuy mere da ngay kontaan ni ñuy kontaane da ngay am sentiment yu neex ak yu naqari ni ko ni ñuy amee qul innama ana bashar mais nag différence bi mooy yuuxaa qul innama ana basharun mislukum yuuxaa ilayya c'est-à-dire déey gi yàlla déey yonent bi foofu la mbir mi nekk moo ko jëlee ci c'est-à-dire léegi cadre humain pur yóbbu ko ci beneen cadre boo xam ne doot c'est extraordinaire très bien dootu doomu aadama kese te du yàlla tam du dara yàlla waaye itam dootu doomu aadama gis nga nag équation boobu moo indi problème ci àdduna bi parce que dañu naan fii la nekkoon comme ñun loolu parce que ñi lànk ñëpp loolu la bët boobu lañ ko xoole waaw mais dama lay bëgg a wax leen waaw d'accord gis nga dafa am ñett yoo xam ne ñooy influencer doomu aadama mooy diine mooy système politique mooy diine système politique ak environnement si on parle de l'environnement fii yonent bi judd sallallahu alayhi wasallam juddoo muy désert boobu la mais ñoom fa la ñoom Aboubacar ak Ousmane ak Ali ak yeneen ñi ko waroon ak saxaaba yi ak même les infidèles foofu la ñu juddoo ma ñëw bu fekkee diine la diine bi amoon mooy maanaam seen diine boobu ñu amoon di jaamu ay yàlla yu ma xamul donc ñetti
éléments yi formé doomu aadama pour mu nekk li mu nekk c'est la religion l'environnement et le système politique gis nga ñett yi lu doomu aadama nekk ñoo ko def mais ñett yooyu bu fekkee da ngeen a tuumaal Mouhamad nii ñett yooyu ñoo ko maanaam Mouhamad dafa def loo xam ne ñun mënuñu koo def mais ñett yi ko influencé yooyu influencé na leen pourquoi yéen mënu leen a mel ni mel te gis nga doomu aadama buñ ko lancé défi doomu aadama kenn bëggul yées bi mu leen waxee loolu te mënuñu ko moo tax ñu bare ci la ñu am soumission interne boo xam ni dañu ne kii du kenn du morom te loola mooy dox ba léegi nii ay professeur ay philosophe ay penseur yoo xam ne duñu sax ay jullit barki dem maa ngi déglu benn waay boo xam ne benn français muy wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loo xam ne da nga doon mébét ni jullit bu nekk nga déggu ko ci sa nopp mu ni vraiment alquran daf ko jaaxal boo nee alquran jaaxal na la nag ça implique que ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaxal na parce que ci moom la jaar Oustaz Ibrahim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ci alquran loo xam ni temps yooyu mais science moderne amul woon technologie bi amul woon ay computer yu ma xamul amul woon moyen de communication yi amul woon nekk ci digg Makka désert boo xam ni civilisation yi gën a jege mooy Perse ak Égypte maanaam doxu jamono la bi muy dem Jérusalem bi mu ñëwee ni dem na fa dañ ko weddi xam nga fu ñu lu tax ñu weddi ko dañ ko ne diggante bi ñun dañuy war suñuy gëléem di dox ay 3 mois soog a dem 2 mois et demi soog a dem. mooy espace ak temps mooy mayu la. waaw mën a dox ci diggante bu toll noonu ci. mayu la ko waaye loolu ci seen xel ak ci seen raisonnement mais dama la bëgg wax ne la éléments yi composé jamono composé doomu aadama ay éléments la yoo xam ni borom bi subhanahu wa taala moo ko moom. espace yàllaa ko moom temps yàllaa ko moom mais su yàlla ne 1 an nekkal benn seconde 1 an nekk benn seconde yàlla day taxañ jamono yàlla dafay taxañ espace waaye où est le problème donc. wal ardu qabdatuhu jami'an was samawati loolu laa la wax c'est-à-dire problème bi mooy doomu aadama yi bu ñuy wax ci yonent bi di ko am ci luñ ci xoola alxuraan c'est parce que dafa am lu leen échappé mooy yàlla lañ tegul place am ba pare soo tegee yàlla place am ba pare rek da ngay nangu. soo tegee yàlla place am da ngay nangu da nga ñuy may ñu jëli suñu deuxième élément rek ci même xasida bi waaye ci clip bi nga xamante waa firqatu Jiilul Jadiid ñoom ñoo ñu ko proposé tey wala ñoo ñu ko andil ci làmmeñu Seyda Amina Seck ñu jëli élément bi te ñëwaat ak professeur Issa Seck may fàttali ni moom moo bind xasida bi ñuy taxlil tey di ko càmbar ci biir arrêt sur texte ci seen télévision TFM religion. professeur jërëjëf dégg nga kon xam naa ni loolu nga wax ci yeneen bi mooy nit ku extraordinaire kooku moo tax nga ne leen nag bokku ci parce que moom Yaasin la Taaha la Ahmad la Muhammad la comme ni ko yàlla qualifié ci tur yooyu yëpp waaye nag nga ñëwaat ci partie bi deuxième partie bi di wax ni wa huwa al habibul fardu laysa ka mislihi bashar muy fi nga nekkoon léegi laysa ka mislihi bashar waaye fa tilka mashiatul mën naan
noonu la ko yàlla bëggee noonu la neexee yàlla mu melale ko noonu ñun léegi lan moo war a doon nag suñu rôle ci nit koo nga xamante ne ni nit ku extraordinaire la waaye yàlla nag ni roy leen ko kon nan lañ koy mën a roye comme moom mënuñoo mel ni moom te yàlla ni roy leen ko. non moom sàkk wuñu ci humanité pour ñu mel na moom. impossible. ndax li ko def mooy li yàlla def ci moom rek la ko def donc li ñu sàkk ci humanité mooy yoon yu mu rëdd. ni nañu ci jaar pour jàmm am tout d'abord ci àdduna bi pour jàmm am ëllëg yoon woowu rek lañ sàkk ci doomu aadama yi ñu jaar ci. mais waxuñu doomu aadama yi ni nañ jóg pour maanaam nekk li mu nekkoon moom à 100%. loolu impossible xëyru war loolu kenn du ko wax su ko defee comme ni ko bayti waxee Yaasin Taaha Ahmadu wa Muhammadu ñeenti tur la xam nga am na ñoo xam ne ñi Yaasin moom Yaasin wal Qur'aan al Hakim innaka c'est-à-dire ci langue yëpp boo gisee pronom c'est parce que y a un nom xam nga ma la soo gisee damir c'est parce que tur dafa am mënoo ma wax ni ma innaka te fekk amul ku ñuy wax innaka kan la kii may waxal kon Yaasin tur la boo ñëwee ci Taaha noonu la Taaha am na yoo mbokk yoo xam ni dañuy wax ni yooyu Taaha du tur mooy Taaha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dëgg suuf si ca toolu Siina la lay sax la Taaha min asmaai nabi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko tuddee noonu Taaha ma anzalna alayka alquran kan lay waxal damir ji ma doon wax ñëw na Taaha yow yonent bi ma anzalna alayka alquran li tashqa illa tadkiratan liman yaxsha Ahmad ak Muhammad la bokkuñu benn tur ci tur yonent bi ni nga xamee ni ci asmaullah Allah bokku ci ak benn tur naka noonu ci tur yonent bi Moustapha Muntaqa Mujtaba Yaasin Taaha mboolem tur yi amu ci benn bu mel na Ahmad ak Muhammad. lu tax ndax li ko def mooy li ta ticc ci doomu aadama yi li ta ticc ci doomu aadama yi mu ta leen ticc mooy sant. baatub sant boobu ci la yàlla jëlee Ahmad ci la jëlee Muhammad Yaasin lan la Taaha lan la Moustapha mooy ku ñu tànn ku ko tànn yow waaye hamd baatu hamd muy sant nga xam ni yàlla bu doomu aadama li yàlla jëkk wax doomu aadama xam nga lan la qul alhamdulillahi rabbil alamin moo tax bi nga gën bismillahi rahmani rahim alhamdulillah yàlla déggu la ñuy wax ci xutba Seydi Hadji Malick alhamdulillah ahmadullah alhamdulillahi alladi ibtada bi hamdihi qabla an yahmadahu hamid moom moo jëkk a sant boppam yàlla li mu soxla ci doomu aadama mooy sant ingratitude bi nekk ci doomu aadama la yàlla bëgg mu dañ doomu aadama bu mu nekk ingrat moo tax mu wax inna l-insana li rabbihi lakanuud l'homme est certainement ingrat yàlla bëggul ingratitude moo tax yàlla li mu soxla ci doomu aadama gis nga julli yi ngay gis nii ak a ñàkk solo boo ko comparé ak sant yàlla ak a ñàkk solo julli ak woor yi ak a soroyoo ci valeur ak ci xiima nga màggal yàlla ci sa xol junni rakka te tegoo yàlla place am Ahmad ci baatu xam lañ ko jële Muhammad ci lañ ko jële wax dëgg dafa am ay détails foofu yoo xam ne bu ñu fa duggee sa émission bi dafay jeex waaye li ma lay bëgg a wax mooy ñaari tur yooyu mi ngi mel ne Allah amul benn tur bu mokk moom ci tur yàlla yi kooku mooy nom propre bu yàlla ci nga koy woo mu wuy la yi ci des yëpp ay attribut la arrahman arrahim alxanaan almanaan alshaafi almuaafi ainsi de suite waaw su ko defee Ahmad wa Muhammad loolu tax waxtaan ak foofu il faut ñu barkeelu ci Ahmadun wa Muhammadun mënu tag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jëli professeur suñu dernier élément ci xasida bi nga xamante ne ni tey moom la ñu arrêt sur texte di proposé ci orchestre waa firqatu jiilul jadid bi Dakar waaye ak Seyda Amina Seck ñu ànd ceeg professeur mi nga xamante moom moo bind xasida bi ngir mu faram fàcceel ñu ko régi ñu dem te ñëw incha allahu
jërëjëf waa régie waaye jërëjëf waa firqatu jiilu jadid bi Dakar ak Seyda Amina Seck ci clip bu rafet bi nga xamante ni moom lañ ñu andil tey te ñu ci càmbar mbind bi nga xamante ne ni professeur Issa Seck mii ñu jàkkaarloo tey moom moo bind xasida bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ci feeñal yëg-yëgam ndax wax na ni way yëg-yëg la bu yëglewul xamlewul terewul diklewul dootul way kon bu boobaa divertissement la wala boog leneen lañ ko mën a tuddee waaye moom bind na tabarakallahu ndax ki mu jëmale xalimaam tey mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam professeur yaa ngi ñëw ci njubu yonent bi te ñu soxla ko lool nag fi jamono toll mooy bayit bi nga dee waxee ni yaman bi mawlidihi hudan qad jaana ki nga xamante ni nii ci ganek addunaam ci la yàlla dogale mu ñëw te indaale njub dafa mësul woon ñëw wala dafa ñëwoon sànku wala dafa indi beneen njub bu spécial bu bokkul ak njub yi fi nekkoon ak njub boobu mu andi tey ak fi jamono toll tey lu tax ñu am problème te njub boobu nekk fi ba léegi. Très bonne question en tant que croyant ku gëm yàlla bul wax mukk ni njub musul ñëw parce que yonent yi jiitu yonent yi yëpp ba ci yonent yàlla Isa kenn ko ne njub nga indi. mais avec le temps nit ñi dañuy dem ba njub googu réeraat diggante yonent yàlla Isa ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na. maanaam période bu fi dox boo xam ne dañoo demoon ba njub ga yonent yàlla Isa ak taalibeem yi ñu ko waroon njub googa dem ba réer mër kenn gisatu monde bi nekkaat ci lëndëm adduna nekkaat ci injustice absolue boo xam ne bi kenn mucc ci ca penku ak ci sowu foo jëm ku ëpp doole jël alali ku amul doole surtout ci société arabe bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñëw lëndëm la ñu nekk goo xam ne gi lëndëm gu metti la boo ci jël misaal rek waxal niñ daan def doom bu góor yaral fële màgg bu màgg doom bu jigéen jàppal nga rey ko ndax gàcce la lay indi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw indi système parce que booy wax ci islam tu tuddee woo ko système wala projet de société waxagoo islam ñëwul pour julli ci jàkka ja azaka tudd doom ji allahu akbar assalaamu aleykum kese barkeelu ci ñaan yeeg nanga ma déedéet du loolu islam dafa ñëw pour fu doomu aadama tolloog dundam mu ni ko fii la fu mu tolloog dundam mu ni ko fii la fu mu tolloog dundam mu ni ko fii la kooku mooy alhuda système kooku mooy njub moom ci boppam moo tax gis nga am na ñu nanguwul ni système bu mën a régler situation jamono ji la de am na ñu waaw xam nga loolu li ko def mooy dans ce monde là dafa am nit ñoo xam ne ci niveau bu ne ñu ngi ci niveau yu kaw yi ci niveau yu suufe yi lii seen intérêt loolu rek la ñuy défendre su fekkee yow sa intérêt bu islam nekkee système de vie bu islam nekkee projet de société du dox pour yow parce que su boobaa dana am ay adeptes yu ëpp kon il faut nga wane du loolu mais yow da nga ko wax da nga ne du moom ma ne moom la damay wax ni xuloo addina kuñ ci yee daal dafa laa neex moom nee na du loolu nee na islam mu du système de vie ma ni moom la ndax dama lay won rek ni il faut am ñoo xam ni loolu il faut ñu dénigrer ko parce que duñ ko bu islam nekkee maanaam lu mën a wommat adduna bi nekk ak njub du baax ci moom waaye nañu xool ci li islam wax ci lu gaaw nii ak histoire sax wane l'islam wane na moom laa la wax ay preuve moom laa la wax nañ ci làmbaatu tuuti yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee Médine booba ñi ngi am si doole parce que de taxawal nañu état mais dafa ni ñi nga xam ne ñooy ay juif dëkk fi bàyyi leen bu leen kenn laal ils sont libres dans leur religion kenn du leen laal dañuy jaamu seen yàlla am seen synagogue am seen lépp yaa ngi dégg alors loolu kon mandute la pourtant gis nañ ci li ñuy tuddee ñaar fukkeelu siècle ak benn ay nit ñoo xam ne dañ leen toog tudde li leen expulsé ñu génn seen réew ndaxte kese minorité lañu bari na fi islam ñëw ni doom bu góor ak doom bu jigéen nii ngeen distinction bi ngeen def di rek di bañ a kii loolu bàyyi leen ko islam ñëw ni bu kenn tooñati kenn alal dafa araam alalu keneen dafa araam dereti keneen dafa araam léppi doomu aadama dafa araam ci doomu aadama mais loolu mooy njub moo tax amiru shuara mu wax mooy boo xam ne bu ma neex la moom bi muy wax man dama ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ngaa ñëw te sa juddu gi bi nga ñëwee ci àdduna bi juddu ci la njub ñëw Ahmad Shawqi dafa wax bu gën a garaaw boobu moom dafa wax ne wulidal huda l'intégrité est née aujourd'hui loolu la tudd sax yonent bi daf ko tuddee ni moom ci boppam mooy jub tey la mu ni tey juddu mu ni jub juddu na tey
indil na ko ay argument sax ba dem ba ci biir mu naan ko falaw anna insanan taxayyara millatan maxtaara illa diinikal fuqaraa dem na ba tudd ñoom Socrate même ak ñoom Aflaton parce que dafa maanaam yonent bi dafa indi loo xam ni su fekkoon ku mu yéem rek da nga ko jiiñ moom mais du moom ki nga xam ne moo bind humanité xam doomu aadama yi lu ñu soxlawoo moo seet li nga xam ne mooy nectar bi laa koy tuddee alxulaasa nectar bi la jël mu indi ko jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe ko malheureusement comme maanaam appartenance soit ethnique soit religieuse soit culturelle dafay indi ay divergence diggante bi ak ay xëccoog ay kii ñu ne ko li ngay wax du noonu. yow looy tontu ñi nga xam ne dañu bëgg a tàqale diggante diine ak politique wala diine ak naka la tudd jamono nga xamante ni dañ naan nitu diine ga na def te toog fee doxal diineem nitu àdduna ki wala nitu politique gi na toog fee doxal diineem loolu incompréhension loolu l'islam ñàkk a dégg diine incompréhension bu doomu aadama déggee diine dëgg dama ne la fu mu toll ci diine fu mu toll ci dundam laa bëgg a wax islam indil na day aajowoo diine moo tax benn philosophe je crois que benn allemand la xam nga lu mu wax celui qui ôte la religion de son calcul ne sait pas calculer ki jël diine bëgg ko teg fële ni bokkul ci calcul bi nee na kooku du am résultat yu baax moom loolu la wax xam nga lu mu bëgg a wax dafa la bëgg a wax ne doomu aadama fu mu toll day aajowoo diine loolu la parce que ci sa dund gi lu foo toll rek diine ngi nii di la waxal tey da ngaa ne ci assemblée nationale diine ngi nii di la waxal tey da ngaa ne ci marché ba di jaay yàpp diine ngi nii di la waxal tey da ngaa ne ca waar wa di bay diine ngi nii di la waxal foo toll ci sa dund gi yaa ngi am soxla ci diine ma ne diine ju mel nii su ma waxee ni yaa man bi mawlidihi hudan qad jaana lam tubqi xujjata xaa'irin haymaani loolu laa ci teg lam tubqi maanaam bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee léegi lay jeex na teen gu saas niñ koy waxee lay jeex na léegi amatul kenn ku indi benn preuve ku mën a indi benn preuve pour wane ni léegi am na leneen lu dul diine loolu kenn mënatu ko wax gannaaw bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee lam tubqi xujjata xaa'irin haymaani ki gëlëm di làmbatu nii mbooleem raisonnement yi mu tegoon yëpp écrasé yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee Oustaz Ibrahim boobu yonent buñ ci jéem a wax bu ci ñeneen di jéem a wax dañuy jéem waaye mënuñu ko man la lott gi xoolal mboolem jullit ñi surtout Sénégal koo wax mu ne salli ala nabi jullit ci yonent bi te yow mënoo jullit ci yonent bi kee mënut a jullit ci yonent bi man mënu ma ko te ñu ngi ko digal de dañ la ko digal sallallahu alayhi mënoo ko yow biñ la ko digalee te mënoo ko moo tax nga ne yàlla nu muy jullee ci yonent bi mën la qul allahumma salli ala sayyidina ñaan ma man mi ko xam darajaam xam nu fu mu toll man ma julli la ci waaye yow comme doomu adama xamuloo noonu moo tax gis nga moo tax nga dégg ñun la xilaatu nuuru daatika al mutalsam ci arab mutalsam mooy énigme mooy loo xam ni boo ko xamee en gros xamuloo ko en détail sallallahu alayhi wa sallam mën nga ko xam ni ci dans l'ensemble mais détails yi mënoo ko xam moo tax bu ni xilaatu nuuru da moo tax dama wax ci am na fu ma bind xam nga lu ma wax dama ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam huwa nuqtat at-tawaafuq bayna al-bashariya wal insaniya c'est le point de la convergence entre l'humanité et la divinité yonent bi mooy point bi nga xam ne fi la l'humanité daje ak divinité loolu nag moo indi complication yi ñu gis yëpp boo ne yàlla la yàq nga boo ne nit kese la yàq nga il faut nga jéem a def sa analyse xalaat ba xam kii nu ma koy tudde xool innama ana basharun loolu dafay wax ne moom nit la waaye nag yuuxaa ilay boo ko ci génnee ba tey c'est pas facile différence bi c'est pas facile. jërëjëf professeur ñi ngi àgg ci cëppandal émission li ñi ngi wax ni li ñu am ci waxtu jeex na waaye yaakaar naa ñiy déglu ak seetaan kenn doyulu ci parce que wama al asaf temps bi moo ñu tënk waaye xasida bi rafet na firi mi mu koy firi leer na dëppale na ko jamono waaye clip bi ñu proposé rafet na macha allahu professeur ñu jox la nga tëj rek ci ay kalimaat looy tàggoo ak auditeurs ak téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo ñuy déglu di ñu seetaan ci TFM religion. xanaa di wax ni rek wax dëgg yàlla TFM man de bariwul lu may seetaan télévision yi waaye bu ma duggee ci salle bi xale yi TFM laay gis ñu seetaan wax dëgg yàlla télévision la boo xam ne daf leen amal njëriñ parce que gis nga ma wax la leen nit ñi kenn moomu leen soo gisee ñu jëm ci dara rek c'est parce que seen njëriñ nga foofu
loolu mooy li nga xam moo am nun nag ñi nga xam ne nooy jéem a yëngu ci mbind ak njàng wax dëgg yàlla itam li Sénégalais yi wax te bëgguma ko di wax gis nañ ci sunu bopp parce que yaa ngi nii ubbi benn porox noll wala fenêtre maynu lu bon bon wax ci ñaari baat waaw amaana nit dégg ko ñëw corrigé ma ni ma ni nga wax du nii la bu boobaa loola apporté ma loolu lu bare kon ñoo ngi leen di ñaanal di ñaan yàlla kër gi dolli ko yàlla na dolli ko ba ngeen dolli ko boo yëg ko te mu ànd ak ñëpp yàlla na fi yàlla def jàmm barkeel ñi fi liggéey ñëpp barkeel kër gi yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam professeur Issa Seck ñiy kontaan lool ci dalal ko dañuy kontaan lool ci déglu ay waxam waaye dañuy kontaan lool ci liir ay mbindam ndax macha allah ku ne xam na culture am waaye ku ne xam na dayoom ci xam-xam ak lépp loo nga xamante ne nii dafay jëmale dund doomu aadama man lu ma gën a neex ca xam-xamam mooy da nga koy mën a jariñoo fi nga toll ci sa àdduna te loolu dafa jafe ci bindkat yu bëri ndax ñu bëri jamono jañ doon bindal weesu na bu yàgg waaye moom nag macha allah li muy bind da nga koy mën a jariñoo ci jamono ji léegi nii daf la ci indil ay solution ci say problème quotidien yoo nga xamante yaa ngi koy dund kon nag ñi ngi koy sant di ko gërëm xam naa it yéen di leen sant yéen ñi nga xamante ni yéen ñu doon topp ci seen émission Arrêt sur Texte ci seen télévision TFM religion di sant ñi nga xamante ñoo jàppoon ci xarala gi ku ci mel ni Yaxya moom mi nekkoon ci caméra yi waaye di ziara soxna Gagne Siri mi nga xam ne moom mooy réaliser émission bi ak Khadim Ndiaye mi nga xamante ne nii moom mooy monter émission bi yéen ñi doon seetaan sant nañ leen gërëm leen di leen dig daje samedi yii di ñëw ak seen émission Arrêt sur Texte seen mbokk Ibrahima Cissé moo leen ko doon présenté wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf. حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب لا عناء. Arrêt sur Texte taxaw seetlu ci mbind mi.